Jammji Info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info point net. voilà asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nga xamante ne yéen a ñuy suivre fii si Jammji Info point net amati mbégte jàkkaarloo ak yéen si seen émission référence nag ñëw tey jàkkaarloo ak koo xamante ne modèle la laay wax royukaay la si métier bi ñu nekk mi nga xamante ne moo di journaliste. royukaay la référence la ci Saint-Louis du Sénégal bi nga xamante ne foofu la jóge fii si Dakar su ma nee si journalisme aussi damay gën a préciser ñi nga xamante ne ñu ngi yëngatu ci monde du sport kooku nag mooy kan kooku mooy suñu papa suñu tonton monsieur Abdoulaye Diaw ñu pour commencer l'émission rek dañ koy bàyyi mu nuyoo ak yéen suñu mbokk internet yi asalaamaaleykum tonton. maaleykum salaam di leen dalal di kontaan ci jataay bi. li tax ma ci kontaan moo di paysage bi yaatu na ngeen choisir ñëw fii ñu waxtaan ci actualité sportive bi sans doute ak li nga xame ni moo leen tax a jóg kon may nuyu seen abonné yi internautes yi yaakaar ni daañu dajawaat beneen yoon incha allah. voilà dinañ dajawaat bi premier jàkkaarloo rek waaye xam naa incha allah dinañ gën a jàkkaarloo ci yeneen i émission di jégalu aussi si voix bi soj bi moo ma sonal fan yi léegi pour commencer suñu première question ak yow tonton alors tey bu ñu la waxoon kan mooy monsieur Abdoulaye Diaw. Abdoulaye Diaw wax nga ko tout à l'heure man doomu Ndar la bu passionné de sport Abdoulaye Diaw bi nga xamee ni moo la tax a jóg. Passionné de sport, je suis de ceux qui ont consacré la vie au sport très tôt ma nekk ci profession bi voilà Abdoulaye Diaw bi la tax a jóg sportif bi la sportif bi nga xam ne yàgg nga xëy na di ko dégg ci rajo bi léeg-léeg ma dégg loolu xale yi jeunes journalistes yi ni ma yaa ma bëgguloo profession bi kon boog damay nekk ku nga xame ni maa ngi bëgg ndur Abdoulaye Diaw bu nga xame ni dafa di inspirateur ci biir profession bi loolu nag ma am ci trop mbégte parce que man tamit jaar naa foofu j'ai souvent dit à des jeunes journalistes ni ma leen bëggloo profession bi man noonu la ma ko Ahmed Bachir Kounta bëgguloo et cetera ba tax na man sa bopp gëm naa ni xam ngeen bu baax question bi xam naa ni da nga ko posé rek pour ubbi waxtaan wi mais xam naa ni Abdoulaye Diaw bi la tax a jóg xam nga que c'est un sportif gëm naa sax ni mu noon nga bind ci moom certainement voilà. voilà comme ni nga ko waxee rek bon mën nañ ne wax na ko en un mot rek li may wax li mu wax rek mooy ça veut dire mooy suñu référence surtout si milieu bi nga xamante ne moom lañ nekk comme niñ ko waxee rek doomu Ndar nga doomu Ndar nag niñ ko xamee du ñàkk doomu Ndar buñ xam rek day bëgg jàng ñu bëggoon xam ndax jàng bi jaar nga si jàng daara wala jàng école kese la. xam nga Ndar dañ daan concilier Ndar. jàngu daara bi ak lépp voilà alxuraan bi moom man daan naa bokkoon naa sax daayira Tijaan daan naa dem guddi ajuma daayira Ndar moom boo ci nekkee dafay ci loolu da nga ciy màgg mu nekk lu normal waaw ci sa occupation de tous les jours lay doon du doon sax effort booy def pour def ko parce que c'est yeneen i camarades yi d'ailleurs loolu la ñuy def soo ko defulee sax da ngay wét parce que pour rester avec tes camarades foo nga dem ci jàngu alxuraan ba foo nga dem ci jàngu tubaab bi et cetera ba tax na bi ñu koy def xamuñu woon sax lu tax ñu koy def bon dañ ko doon def peut-être pour être ensemble comme on dit on ne choisit pas ses amis on ne choisit pas aussi ses premières préoccupations da ngay yeewu suba rek génn ci kër gi dajeeg sa ay xarit yu nga xam ne ay voisins lañu ngeen nekk ci. ñooñu yéenay bokk école yéenay bokk daara alxuraan et tout su ngeen di màgg nag ci lay tasaaroo bi di commencer mais comme on dit lu am début rek day am fin le plus gros du temps ñi nga nekk ndoloon xaleel après da ngeen di retrouver waat su ngeen jëmee mag way buñ ne référence aussi dañuy xool ci jikko yi papa ñu ñëw tey si seen jamono jikko yi nga xamante ne moom ngeen làmboo woon seen jamono jeunesse ak ñun tey suñu jikko yi ban différence nga ci gis. différence bi moo di léegi jikko yi
famille yi ñoo démissionné te yëguñ ko, parents yi ñoo démissionné te yëguñ ko. léegi yi may gis xale yi di ko def amul woon parce que yar bi départ bi ci biir kër gi la woon, ci biir kër gi. xam nga xale bi boo ko dee yóbbu sax muy jàngi alxuraan am nga chance mu mel ni la neex rien que ci jàngi alxuraan, parce que ci jàng bi ci gën a mën a defar jikko moo di diine. jàng yépp nag bi ci gën a mën a defar jikko moo di diine. gisoo jeunes arabisants yi lu ñu tuuti dañuy teel mukallaf. bu da ngay gis jeune arabisant boo xam ne amul ñaar fukki at ci prestance ak ci jikko muy niru ko am fanweeri at. jàngu diine bi mooy def loolu. bon léegi parents yi dañ ci commencé di démissionner ba ci sax jàngu métier bi, parce que xale bi bu jàngul école demul daara ñu teel ko dugal mu jàng métier. malheureusement côté boobu aussi parents yi dañu démissionner. léegi jikko yi dañu changé ba maa ngi fàttaliku bu njëkk période du tàngaay daan nga gis ku ñeme woon génn buntu këram di doxantu ba à 1 kilomètre de chez lui ci rek doxantu wut péex, nekk ci corniche bi di doxantu, nekk ci artères yu mag yi di doxantu tangu tàngaay. jigéenu wérul yi nga xamee ni dañ leen daan recommander ñu génn di doxantu ji, ñu génn di doxantu. léegi kenn ñemetu ko. lu tax? Qu'est-ce qui a changé? Alors que xale yooyu ñun ñoo leen jur, xale yi def ñaawteef mais ñun ñoo leen jur. ñun lu tax loolu defuñu ko woon ñoom ñu koy def? Pourtant suñu parents fi ñu tegoon ñun fa lañ leen teg, parce que parents yi fi ñu tegoon jàngu diine, jàngu tubaab. léeg-léeg sax booy jàngi école tubaab doo sax xam lu tax nga fay dem, plus tard nga koy xam. bon léegi nag da nga naan mais ñun suñu parents yi li ñu def la woon loolu la ñuy def loo xale yi. mais différence baa ngi ci xale bi il passe plus de temps ci biti que ci biir kër gi. jikko yi ñu ngi faral di soppeekoo léeg-léeg à l'école, ñu ngi faral di soppeekoo léeg-léeg ci mbedd mi. bi ci des nag côté boobu d'ailleurs sport bi dafa intervenir, parce que éducation sportive bi dana rectifier lu bare xale bi su bëggee def sport, parce que sport aussi école la de la vie. mu nekk d'ailleurs une chance pour plusieurs jeunes ñu nga xamee ni dañu teel wàcc yoon wi neex seeni waajur. léegi nag il faut insister moo di lan taxawu xale bi ci diggante kër gi li muy def ci mbedd mi ak fa muy jànge, bañ a bàyyi, parce que bu ñu bàyyee rek mu gën a garaaw. li wóor moo di li tax ma ragal ci waajur yi ñu doon ñu ci bari ñoo gën jikko suñuy doom, ñoo leen gën jikko. et pourtant ñun nit ñu yare noonu lañ leen di yare, di naxante nag ak ñoom. boole ceeg nag yi ñuy gis léegi avènement télévision bi, xale bi day tëju ci biir néegam mi ngeeg portable am lu muy xool ci télévision bi. en un mot yaru tubaab moo ñu gane si, yaru tubaab. te li tax les parents sont prisonniers, mënuloo def en sorte que ce doom différent des autres. Il faut faire très attention, parce que ce doom non seulement mënul différent des autres, mais warul différent des autres, sinon dafay nekk. parce que un tout petit peu l'école de la rue baax na ci. ce que j'appelle l'école de la rue muy demante ci mbedd mi, léeg-léeg mu dajee ku ko def lu ko neexul, léeg-léeg mu dajee ku ko tooñ néewal ko doole et tout. loolu yëpp ci formation bi la bokk, parce qu'il faut un enfant équilibré. parce que sa doom ji mënuloo ko tëj rek ci biir kër gi, bu jógee école nga tëj ko balay génne ci suba muy jàngi. su boobaa mi ngi commencer être différent des autres. foog mu am lu muy def lu nga xamee ne day nuru espèce su détente. foog tangu dem cinéma, xëy na sax nuit blanche dajeeg seen xarit yi ci koñ bi ñu daje quelque part di ataaya. mais boobu liberté aussi da nga koy surveiller, waaw, di accepter que ses amis di ñëw ci kër gi. parce que buy ay xaritam di ñëw ci kër gi di nga xam à peu près sa doom ban mag lay dooni, parce que ñi muy àndal ñoom lay niru.
ah su boobaa sax di nga mën sélectionner ses propres amis bon bañ a bàyyi rek parce que ñun ça on l'a vécu de très près nous nous en félicitons parce que wax dëgg yàlla li nit ñi gis ci ñun ba mu neex leen gëm naa ni li ci ëpp yëpp suñuy waajur ñoo ci def ak nag ñi ñuy jàngal xam nga gis nga ñi ñu jàngal dañu doon yar te yëguñ ko ñun ñi ñu jàngal dañu doon yar parce que ki lay jàngal dafay nekk royukaay ci ni muy soloo ci ni muy waxe ni muy comporté woo xale bu ci nekk kii nekk référence moo di say instituteur gisoo sa instituteur dafa mel ne que parent sa instituteur day mel ne que parent sa professeur nga gën ñeme sa instituteur sa professeur grand frère la waaw man da ngay comporté wu ak moom comme grand frère mais sa instituteur papa la bu ndaw léeg-léeg bis bu dul bisu école à l'époque dañ daan am relâche le jeudi samedi ak dimanche mu nekk vacances boo dajeek moom feneen da ngay làqu man il m'arrivait ma dem au stade le samedi et le dimanche bon heureusement mon instituteur à l'époque était un ami de mon père qui était passionné de football qui me tenait par le bras ñuy dem au stade loolu dafa ma protégé woon tuuti sinon mes autres camarades bu ñu musoon gis seen ki leen di jàngal feneen dañuy nëbbu dañuy làqu parce que c'était déjà un parent ndekete loolu déjà baaxoon na parce que daf lay teg ci yoonu jub très très tôt. wax nga ko au temps élèves yi dañu ragaloon li nga xamante ne moo di seen instituteurs yi tey ñu gis sa doom même instituteur bi bu ko dóoree nga bëgg commencer fipp di wax est-ce que c'est normal aussi. c'est pas normal waaw parce que kiy jàngal sa doom mi ngi lay dimbale te kiy jàngal sa doom mi ngi def ci moom xëy na loo mënul kiy jàngal sa doom mi ngi def ci sa doom loo mënul bu jëkk sa instituteur bu duma sa doom da nga naan très bien parce que li tax mu duma ko kiy jàngal sa doom dóoru ko parce que daf ko bëgg dóor parce que xëy na sa doom dafa wàcc yoon bi mën na dem ba bañ a jàng leçon wàcc yoon bi mën na dem ba tooñ ci mbedd mi walla ci récréation mu def lu mu warul def gëm naa ni ki dóor sa doom ba gaañ ko ci doon ko jàngal daf ko doon teg ci yoon wu baax xam nga dafa am benn terme bu nga xamee ni le terme il est incompris par bon nombre de Sénégalais yar ko sa doom ji yar ko nit ñi lu ñu comprendre ci yar mooy karawaas sa doom ji yar ko ce n'est pas seulement di ko tempérer yar ko ce n'est pas seulement di ko raisonner yar bi moo di yow nga am yar yow mi koy jàngal da ngay am yar lan mooy yar mën na nekk caoutchouc boo koy dóoree mën na nekk un bout de cuir boo koy dóoree dafay nekk yar gisoo ñuy wax yaru fas mooy li ngay dóor ci fas wi alors yar ko mooy xale bi di ko dóor yar soo ko dee dóor yar ci lay jóge yaru parce que yar bi du seulement tempéré du seulement di ko teg ci yoon bu baax ak ci di wax évidemment il est préférable nag nga jël lu dul gaañ waaw il est préférable nga jël lu dul gaañ waaw mais man day kii jàngal sama doom su ko gaañoon duma ko yóbbu justice parce que jaar naa foofu gëm naa ni il était bien intentionné mën na am nag dérapage mën na am accident parce que kii jàngal sa doom ba dóor ko ba gaañ ko bokkul ak ki dajeeg sa doom ci bedd mi di ko néewal doole pour nangu alalam pour jël li nga xam ne daf ko neex ci moom boobu jar na fippu mais kiy jàngal sa doom vraiment dafa doon waslu peut-être mu am dérapage wala mu am un petit incident côté boobu il faut que parents yi compréhensifs évidemment dafa am rupture parce que ñun li ñu comprendre woon accepter que à l'époque tey jii dafa am parents yu ko comprendrewul parce que boo menacé sa kiy jàngal sa doom yóbbu ko en justice plus grave li nga xamul mën na bërgël sa doom loolu la nit ñi di fàtte boo menacé ki koy jàngal ut ca daara ja ut ca école lu tubaab ya mën na ko bërgël xam nga lu mu tudd bërgël dootu ko toppatoo ci dara bàyyi na xale bi ci lu ko neex bu ko neexee jàng si bu ko neexee du jàng si xëy na sax xale bi loolu moo koy gënal
jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.